reprendre bu yàgg mu teg si ay kon jours. dañ la yokkal 10 jours. waaw dañ ko yokk de. Chérif maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar Modou bu Fall baax. naka suba si. may code du travail de contrat de juriste bu mag la. dañ ko yokkal 10 jours. da ngeen jël temps yee daan naa ko fi gis. Waaw. léegi jaar. waaw da ko ci wàññi. yéen ñii laaj ndax may mun a day wax may mun a maître Ndiaye su ko neexee day ruube ci suuf. jaaree temps yee daal daan naa ko fi seen. mais yooyu est-ce que du woon. te doon xarmat. waaw yooyu su doon xarma doon commercial fi ngeen nekk di sulli ay mbóot. waaw. yooyu du woon wutum koom. mooy ko kontaan comme àllarba bu jot. ni ko waxee Faty ñëwaat ci beneen rubrique. ci biir société info matin. Voilà merci encore une fois pour le bon café Touba nga ñuy jox àjjuma alterné bu àllarba bu jot. wutawul ak dara bu awa signal tamit dégg bon bi ñu wane bu xeetu capsule yeeg yooyu. xam naa jege na ko waaw nag jege ndax na ko. café Maymuna bi egg na Touba et puis dañuy xëy di kuréel voilà mooy immigré wu bi ñuy wane woon démb dañuy xëy di kuréel c'est un plaisir mais tey li ngay waxtaanee ci société muy loo xam ne kenn ñaanu ko ci sëy mais léeg-léeg day am parce que àddina moo ni tëddee ànd nga tàqali ko mais loolu du jafe-jafe bi jafe-jafe bi mooy njaboot gi ci sosoo te waajur yi mënuñu leen a séddoo njaboot googu léeg-léeg ñu am ay jafe-jafe ndax ku ne da ngay xëcc jëmale ci sa boor mi ngi mel ne nga yor buum ku ne di xëcc bu yàggee day teeng mën naa dagg loolu mooy garde bi ñuy wax. waaw garde bi ñuy wax parce que lu ci bari li ñu nemmee ko rek mooy tout tànk yi. bu fekkee seen at dafa féetee suuf lool ñoom duñ ci xam dara bu tas amee nga ñaanuñu ko yàlla. dañuy nemmeeku ne am na ñoo xam ni xale bi dañ koy jël def ko arme. te xale kat du arme war nañ xool déggoo. pour xool ku nekk dem ci intérêt nag xale bi. looloo tax nag ñu amal gëstu bi pour xool. garde bi nan lay demee. dem nañ ci boutique de droit. bu féete ci Médina pour xool ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll bi. ñu féete AGS lan lañ ci wax. boutique de droit boobu nekk ca Médina may mun a ay boroomi xam-xam la fa fekk muy ay jigéen di ay juriste ka ko gunge Jaafara Balla ñu seetaan élément bi dellu si waat. bari na lu ñuy gis ñaari way dencante yu tàggalikoo ku ne di xëccu ay doom kan moo koy téye jafe-jafe boobu dafay gën a tar bu fekkee tu tànk bi moom xamu ci dara borom kër yi ñu taseel nee nañu saa su ne dañ ciy teg seeni bët. ku góor ki day bëgg jël xale yi ku jigéen ki day bëgg jël xale yi. cas yu mel noonu bëri na quand même. waaw parce que man sama entourage sax cas bu mel noonu am na si. bàyyi dem ay tribunal ak yooyu daal. lu may ñaawlu la parce que man jàpp naa ni lu ñu mënul waxtaanee amul. waaw même bu demee sax bay tas na rafet. waaw parents yi tamit xam ni xale yi du ñu marchandise wala du ñu kii daal ñu bañ leen xëccoo. jigéen moo gën a am jot ko góor moom normalement moo war a téye xale yi si li ma gis mais loolu tam rafetul ñu ko suñu sañoon daal. ay tànk lool fii ci. ñuy jégalu ci élément bi dafa mel ni dafa am tuuti jafe-jafe Alaaji Malick le temps que ñu koy xoolaat c'est notre réalisateur Alaaji Malick voilà ñu koy xoolaat ñu wax ci mbir moomu Modou Cheikh Tidiane. waaw mais bon jotuñu gis élément bi je pense que li ci nekk mën nañu ko commenter. mais justement dañ koy vérifier mën nañ ko tegaat à tout moment. mais justement que loi bi lan la wax ci mbirum garde surtout ci wàllu xale yi nga xam ne ay mineurs lañ ci ay couple yoo xam ne dañoo tas. garde bi jaaw comme ni nga ko xamee rek ñaari way dencante bu ñu nekkee ba tàggalikoo ay njaboot mën na cee sosu njaboot googu nag parfois dañuy nekk ay tuut tànk bu fekkee ay tuut tànk lañu bu boobaa li gën mooy ku ci nekk ñu toog amal déggoo maanaam ku góor gi ne man maa war a téye xale bi wala ku jigéen gi bàyyi ko moom ku góor gi téye ko nga xam ne du am xëccoo daal loolu mooy li war mais loolu bu amul dinañ dem ci kanamu juge bi moom mooy tranché juge bi bu ko defee moom mooy xool yaay ji ndax moom li ñuy wax dëppoo na pour mu téye xale bi wala ku góor gi dëppoo na mais lu ci bëri principe bi mooy jigéen ñi ñoom la ñuy gën a jox ñu téye xale yi parce que ñoom ñooy yaay ba pare tout tànk am na âge boo xam ni yow sa yaay ngay gën a soxla que sa papa mais loolu mën na beneen cas mën na am yow mën nga sentir ni même boo ko waxul tamit xëccoo bu amee doo am raison parce que yow conditions yi daal réunirul pour nga téye xale bi sa jàng demeewul noonu peut-être
say activité ñoo la ëpp doole kër gi nga nekk xale bi mënu faa évoluer loolu yëpp waaw amoo koom boo ko mën a yore loolu même boo xëccooyee tamit boo demee ba ci biir ñoom mën nañ def enquête sociale bu ñu defee enquête sociale bi xool ne xale bi warul évoluer fii bu boobaa yow da ngay ñàkk mais li nga xam ne mooy cas bu gën a fréquent mooy bu ñu demee ba yegg foofu jigéen ñi lu ci bari yow boo amee dëgër laay tuuti rek dañ lay jox xale bi nga téye ko parce que dinañ xam ne foofu ngay gën a évoluer juge bi nag mooy xool bu fekkee déggoo amul ñu ne yow ku góor gi yaa ngi liggéey temps bu weer jotee di nga jox kii lii loolu nag nga respecté ko xaalis boobu nga xam ne dañ la ko sas bu nga koy jox weer bu nekk ci dundu na xale bi nekkinam ak yooyu yëpp nga respecté ko mais li gën daal mooy principe bi ngeen déggoo ku nekk kii nangu ndax ku nekk xam nga loo àttan nga ne man mën naa téye xale bi bu weer dee dinaa joxe lii mais loolu nag da nga koy respecté ci xale bi intérêt xale mu leer la ni kii mu nekk ak yaayam mooy gën ci moom que nga téye ko uniquement ndax ay problème amour propre ak yooyu waaw ndax foofu intérêt xale bi la ñuy wax loolu bu xësee am rek tàggani koo di am loolu ku nekk yow say bëgg-bëgg da nga koy tegee ne xale bi peut-être moom nekkinam ngeen di xool loo leen bëgg-bëgg loo leen bëgg a xeex parce que am na ñoo xam dañuy jël xale yi di leen xeexee te loolu nekkul lu gën kon intérêt xale bi la ñuy xool dañ naan intérêt supérieur de l'enfant bu fekkee divorce am na mu mel ne waaw may xale yi voilà baal ma répondre nga première question bi ñu dem seetaan élément bi dellu si waat ku ne di xëccoo ay doom kan moo koy téye jafe-jafe boobu dafay gën a tar bu fekkee tuut tànk bi moom xamu ci dara borom kër yi ñu taseel nee nañu saa su ne dañ ciy teg seeni bët. ku góor ki day bëgg jël xale yi ku jigéen ki day bëgg jël xale yi. cas yu mel noonu bare na quand même. waaw parce que man sama entourage sax ak cas bu mel noonu am na si. bàyyi dem ay tribunal ak yooyu daal. lu may ñaawlu la parce que man jàpp naa ni lu ñu mënul waxtaanee amul. waaw même bu demee sax bay tas na rafet. waaw parents yi tamit xam ni xale yi du ñu marchandise wala du ñu kii daal ñu bañ leen xëccoo. jigéen moo gën a am jot ko góor moom normalement moo war a téye xale yi si li ma gis mais loolu tam rafetul ñu ko suñu sañoon daal ñoo ñaar ñi ànd chaque jour ba yàlla def li gën seen diggante mais sax ñaanuñ ci yàlla divorce voilà mais tam su divorce amee tamit normalement dañoo war a jox xale yi bu dee ku jigéen ki am na jot ku téye xale yi moom moo war a téye xale yi. moo ne de code de la famille li mu ci wax leer na ñu doxantu ba ca boutique de droit ba féete ca Médina ngir leerlu fa. juge bi su waxee ci tas bi ba pare dafay waxaale ci garde xale yi maanaam njaboot yi nga xamante ne judd nañ ci sëy ba te yàlla dafa def ay tout tànk lañ ba tey loolu su amee nag ñaar way dencante yi tamit mun nañu d'accord ni tey lu gën mooy xale yi par exemple ñu def seen yaay wala ñu gis ñu nekk seen papa moom moo gën. bu weesoo loolu moom juge bi mën naa jël beneen sañ-sañ bu fekkee ni waroo dafa am. waaye su ñu demee ba loolu déggoowuñ ci juge bi daf ci jël dogal bu mu ciy jël nag dafay xool ci intérêt xale yi maanaam mënul jël dogal bi nga xamante ne méngoowul ak yelleefu xale bi lii loolu moo tax la ñuy naan intérêt supérieur de l'enfant juge bi ci loolu lay sukkandiku le plus souvent pour mu wax ci xale yi. léeg-léeg itam dossier bi laaj ñu amal ab enquête bu yaa bu fekkee xel dalul ci ki ñu dénk tuut tànk bi. mën na dem ba tey intérêt xale yooyu noonu dem ba pousse ko mu jël xale yi jox leen ci ñi nga xamante ne tierce personne maanaam du nekk yaay du nekk papa mais mu gis ni keneen ki nga xamante ne moom moo gën a dal xelam mu jël xale yooyu mu jox leen ko. ginnaaw jafe-jafe boobu ñi amul këyit ci bi ñuy dugg ci néegu sëy bari nañ fi ay tànk lool fii ci boutique de droit bi féete ci Médina ak i tamit ñi nga xam ni dañu leen di mettital ci wàllum sëy. Maimouna Ndiaye ñu koy jaajëfal ci élément bu am solo boobu Chérif yaakaar naa mën nañu eggali. waaw mu justement jafe-jafe yi soxna yi di jànkoonteeg ngir wàllu gàddali xale yi. ñoom soxna yi Chérif boo demee ci boutique de droit bi nga xam ne dem naa fa muy bu Médina te wax nañ ma sax yeneen boutique de droit yi cas yooyu similaire yooyu lañ fay am. soxna yi li leen di yëkkati bokk na ci ñàkk këyit googu nga xam ne mooy certificat de mariage. xam nga yu mel nii bu amee boo amul këyit boobu di certificat de mariage pour ñu
ki lancer procédure pour ñu dimbalee la pour ñu xam waaw du yomb loolu nag day nekk gàllankoor boo xam ne ay limite la loolu jafe-jafe la boo xam ne la en cas de conflit yow doo ci mën lu bari loolu daf lay day nekk frein moo tax nit ñi di insister surtout boo leen sëyee daal li gën mooy nga am këyit bi daal koy denc parce que yu mel nii kenn ñaanu ko mais day mën na la dab bu amee nga xam ne dingeen ko dina yombal di lijjanti loolu daal nekk na ay jafe-jafe yoo xam ni nemmeeku nañ ko parmi tant d'autres. daa nga ci dellu si wax ñu ñuy jotul am kayit boobu yoon dañuy jaar ba bu ñu tollee ci yu mel nii ngir ñu mën a jëmmal nii sëy nañoo ko waaj ji wala waaj ji sëy naag ndaw si ci biir wax ji dama ci dégg mu ne wàllu révision yi am te moo di garde bi loolu mooy lan la ci élément bi yaa ngi dégg mu naan am nañ fu ñu toll foo xam ne juge bi mën na ordonner enquête sociale maanaam ñu xool xale bi ci famille ba muy jëm ci kër gi ki ko war a yore ndax am na koom bu mu ko mën a yore ndax environnement bi baax na pour moom peut-être buy jàng mu poursuivre ay jàngam te du am gàllankoor ndax duñ koy maltraité wala yu demee noonu xam nga loolu yëpp day am mais mën nañ décision bi juge bi jëloon maanaam ne ku jigéen ki yow yaay téye xale bi mën na dem ba ci biir ñoom ñu gis ni xale bi dañ ko tegoon foofu pour moom mu woyal jàngam pour moom mu am nekkin bu gën mais loolu amul xale bi dañ koy maltraité foofu wala dañ koy dóor wala dañ koy def xeetu mettital yoo xam ni du baax ci moom comme intérêt xale bi la ñuy wax bu boobaa intérêt xale ba nekku fa bu ko defee ñoom décision ba ñu jëloon dañ koy ñëwaat maanaam dañ koy réviser dañuy xoolaat décision ba ñu xool xale bi kan lañ ko war a jox keneen ci entourage am moo xam dañ koy yóbbu ci papa ji gën kon dañoo juum ci choix bi bu boobaa dañuy foofu la ñuy amalee décision boobu muy révision yan tegtal mooy laaj bu mujj bi ngir ñu mën a bañ a agsi fii ngir ñu bañ a agsi fii Faty li gënoon mooy bu jafe-jafe amee coow li ne ku ne di xëccoo ku nekk nga xool parce que nee nañu ku nekk xam na li nga mën yow ku jigéen ki bu fekkee sa njàng soriwul wala yow amoo koom buy téye xale bi wala yow peut-être néeg sax amoo ko peut-être da nga partagé néeg ak keneen dañ la kii fat ak yu demee na xam nga loolu xale bi mënu fa évoluer bu ñu xoolee ba xool yow même loo xëccoo xam nga li nga mun ak loo munul mën nga xool daal sa digganteeg sa borom nga ne lii man mënuma ko mais c'est aussi valable pour les hommes nga xam ne parfois jaay doole moo leen ci neex ak faj mer surtout nag bu fekkee amoo këyit boobu di certificat de mariage peut-être nga bëgg a dugaat ci beneen sëy wala ñoom ñu gis leneen parce que am na ñoo xam ne dañuy fase ba pare di ci toppaat ak yu mel noonu tamit ñoom tamit daf leen di dal dañuy bëgg la koñe quelque part waaw gis nañ ñu ay cas yoo xam ne ñoo xam ne dañ la koy wax mais duñu bëgg a feeñ ci caméra yi mais pour bëgg la koñe dañ lay mettital daal di la sonal ci këyit kii ñàkk këyit googu tamit moo la koy teg kon këyit boobu mi ngi ñëwaat li ma doon wax sànq ci njëlbeen foog nga am ko pour yu mel nii bu amee nga bañ a juum soxna yi tamit gis nañ tamit beneen recommandation foog ñuy xam tamit li leen yoon may foog ñu xam li ñu wax ci tàggale ko bu amee parce que boutique de droit yi bari nañ léegi ñu fay ñëw du ñu xam maanaam ñu koy fréquenter sax loolu déjà c'est un plus parce que am na ñoo xam ne xamuñu woon du ñu yëglu du ñu dem du ñu déplacer dañuy toog rek ba yëpp daanu seen kaw te ñàkk xam googu tamit léeg-léeg day indi jafe-jafe mu recommandation yi daal mooy même boo xamul na nga gëstu leerlu du ñàkk sa koñ sax wala sa entourage boo xam dina la mën a pousse daal nga tegu ci yoon. am na solo merci beaucoup Maimouna ñu ngi lay jaajëfal ci li nga indi comme d'habitude ñu dem léegi ci li ci yéenekaay yi ànd ci ak Chérif.